rajo bi di Walfadjri leeru jamono baatu ñi amul baat. waxtu wa daa jotati jotale waxtu xibaar yi ci kàllamay Kocc ci leeru jamono ñun nuyoo ci leen bu baax yéen ñi sopp sa foo saxoo tatine xibaar fii ci Walf TV télé bi la mbooy xar baax te koy wasaari fépp ci àdduna li gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na ci lu soxal kuréel gi di G20 la ñu wax nag mooy daañu dem banque seeni loxo lu jëm ci wàllu jàng beeg jàngale mi nag jafe-jafe bu amee na ñëpp xam ne nguuru Sénégal moo deful li mu war a def ndax nag li nga xam ne nii dégg nga dañ koo xaatimu ak ñoom la ñuy xaar ñu daal di ko wàccoo ci xibaar yi des na ci tab bi ñaar fukki fan ak benn dañu teel a dakkal waxtu jàng bi def li ñuy wax débrayage ci tubaab waaye ñaar fukki fan ak ñaar dañuy nag daal di def li nga xam ne nii moo di grève totale banque seen yoxo lànk la ñoo def duñu faste xànc ak morom noonu it bokk na lu gën a fës ci boppu xibaar yi ginnaaw bi nga xamante ne jënd nañ ay bulldozer foofule ca diwaanu Njaxiraat ñi nga xam ne ñoo di njabootu càndum daal di yëkkati seen i kàddu wax ne nag am nañu loo xam ne nii dégg nga may di leen ñu mën toog foofule muy këyit gi ñuy wax titre foncier nga xam ne nii ña ko toj lu duut loo xam ne seen moomeel la te nag nguur Sénégal war naa jël ay matuwaayam bu ko defee nag fooy dëgg ak tooñ gi ci réew mi ñu mën see jug noonu it bokk na lu gën a fës ci boppu xibaar yi koor teru ñu door waaye nag ay fan yu néew nga gis yenn ci njëkk tàmbale yokk muy nag loo xam ne nii ñi nga xamante nii ñoom ñooy yëngu ci wàllu njaay mi wax ne du ci ñoom waaye ñi nga xam ne ñooy waa jëfandikoo yi wax ne nguur Sénégal war naa jëli matuwaayam ngir weeru koor lu metti la tey yokkute yi war ta mën a door ci waxtu wile lii mooy li gën a fës ci boppu xibaar yi su bàkk bi daanu tàbbal lu ñu ci faram fàcce gi bisimila àdduna wërngal képp xibaaru marax yi dañ ko doore ak lu soxal jàng meeg jàngale kuréel gi di G20 la ñu wax nag mooy daañu yëg lu yëngal li ko waral du leen lu dul nguurug Sénégal li nga xam ne nii moo war digganteem ak ñoom dara lañ ci matalul wax nañu nag bu ñu eggee ba ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ñu nekk daañu teel a dakkal waxtu jàng yi def li ñoo wax ci tubaab débrayage bis ba ca topp di ñaar fukki fan ak ñaar dañuy xëy banque seen yoxoo lank la ñuy def dañu faste xànc ak morom jàll ci li ñuy wax grève totale dañ ci teewlu guña ña njiitu G20 ci jokkoom ak Moussa Sène. Plan d'action bi ñu mbëbët te nar ko appliqué muy débrayage le mercredi à 10h mercredi 21 à 10h grève totale le jeudi 22 avril à grève totale li ko wundu nag mooy gouvernement bi dañ ko déposé préavis de grève te réagiru ci préavis bi expiré na depuis le 16 janvier 2021 te ñun li ñu soxla moom mooy poj yooyu fa nekk nga xamante ne yi ci bëri dañ ci d'accordoon ba pare signé ko depuis février 17 février 2014 maa ngi rappelé ne sax biñ ko signé ba pare maître d'œuvre bu négociation yi instant boobu dafa ne protocole bii de protocole bu réaliste ak réalisable la waaye ba léegi gis nañ ne am na ay poñ yoo xamante ne bougé wul problème bi moom mooy lourdeur administrative yi rappel yi ñuy yéex a fay ba pare suñ ko fayee ñu teq ci presque moitié di wax aussi système de rémunération bi nga xamante ne biñ ko càmbaree gis nañ ne que ne jàngalekat yi dañu coobaree ci di ñuy fayee ñu rééquilibré ko di laaj aussi crédit DMC bi nga xamante ne régime bii daf ko fi fekk mu dégelé ko. su ko defee ñu daal di wéy ba tey ci lu soxal jàng ak jàngale ñi nga xam ne ñoo di waa SADEF la ñuy wax nag mooy jumtuwaay ak doxalin bi nga xam ni jëwriñ jur lépp lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale mi moom la ñu teg ngir nag juróomi junni jàngalekat yi nga xam ne war nañu leen a jël la ñuy wax mooy ñoom dañ cee àndul la ñuy wax nag mooy dañoo bëgg bu ko defee ñu daal di seetaat anamu tànnif bi ñu daal di nag tàmbali ci ñi nga xam ne nii jàng dañu am seen i lijaasa te nag seen togg dëgërugul ci wàllu wi ñu mën leen a jël yoonu seen toog ñu mën a dund ci seen liggéey ni mu waree li ñoo wax nag kon quota sécuritaire la ñu wax ne duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Mbaye Sarr ay kàddoom Moussa Sène moo ko taataan. suñu organisation syndicale dafay rafetlu dogal ba président de la République jël ndax mu ñu recruter 5000 nouveaux enseignants dana dem booster le système compenser déficit boobu amoon ba jàngale mi dana mën a jëm ci kanam mais lenn également dañ koy naqaru di ko ñaawlu
mooy loolu nga xamante ne bi moom la Moustapha Diagne wax le directeur de la formation et de la communication ne recrutement bi dañ koy def sur dossier jàpp naa ne bis bu ñu seetaanee ba recrutement bi jàll sur dossier su boobaa ñeneen la ñuy recruter yurul ay jàngalekat parce que kenn ku nekk xam nga ne bu boobaa recrutement bi du jaar yoon mukk ay politiciens la ñuy recruter ay clients politiques la ñuy servir dugal leen ci système bi su boobaa tooxi doon mën na fi am ba jàpp naa ne loolu jëkkut rafetul gënul mais nañu bala ñuy recruter kenn d'abord nañu enrôler ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk sur la liste d'attente ñooñu bañ jeex ñu jël les sortants de la FASTEF ñu def approche territoriale département bu nekk nga exprimer ses besoins. su ko defee ñu daal di wéy dem ci diwaanu Njaxiraat ginnaaw bi nga xamante ne nag njabootu càndum am nañu jafe-jafe ak ñenn yoo xam ne nii kon wax nañ ni fa njabootu càndum googu nekkee ñoo ko moom ba nag tax ñu bëgg leen faa jëlee yónnee ay bulldozer ñu daal di yàqate mboolem loo xam ne nii nekkoon na fa toj seen i dëkkuwaay ñoom njabootu càndum yëkkati nañ seen i kàddu leeral la ñu wax nag mooy dañoo bëgg nguurug Sénégal jël ay matuwaayam ci jaay doole gi ci réew mi laata nag bay di woy mbuus Matar Càndum lañ ciy teewlu ci jokkoom ak Najib Sagna. jaay doole baaxul dañu bëgg a ëpp doole jël suñu alal pourquoi en vertu de quoi ñun lébu danaa wax ne nit du bàyyi alal baayam te duñ ko bàyyi de xanaa ñu dee parce que xam naa ne injustice lañ ci dugal waaye dama leen man maa ngi bëgg a laaj Sénégal waaye nit bu amee alal bàyyi ko kan moo ko war a doon ay doomam pas plus amul keneen ñaa ëpp na ñaar téeméeri kër te loolu nag wax dëgg yàlla neexul ci xol ay doom aadama xamuloo nu ñu amee ñëw defar seen numute def R+1 am na ci koo xam ne sax ay natt rek da doon dajale ay natt rek def ñaar ba presque 2 étages ñu bindi lépp xam nga loolu ça fait mal waaye président nag fii sur terre ci àdduna bii moom la fi yàlla teg ku mu neex ku mu naqari dañu bëgg nag mu dugal ci loxoom delloo suñu alal asalam wax dëgg mu dem toppi ñu ko jaay. su ko defee ñu daal di wéy wax bi la yoon ci lu soxal weeru koor gi ak yokkute yi nga xam ne am na ci yenn ci yoo xam ne nii dañu ko jëfoo muy nag loo xam ne nii lu door la ci weeru koor yokkute goo xam ne nii tax na ñi nga xam ne nii ñooy waa jëfandiku yëkkati seen i kàddu di sàkku ci nguur Sénégal mu jël ay matuwaayam taxawee mbir yi Ndeye Anta Dieng ci nu mu gën a yaar. ñu weeru koor rek njëgu ndawal gi daal di yokku muy lu ñu jëfandikoo lu bëri ci weeru koor soxna yi dugg ci waañ wi di ko mettit lu bi moom seer na wax dëgg yàlla mais mënuñu ci dara parce que il faut ñu jënd ko parce que yàpp moom nit mënu koo ñàkk a jënd mu seer dinañ ko jënd sañoon mu wàññeeku bu baax wante mënuñu ci dara dina suñu poos te xam nga njaboot rek yàpp moom mënoo koo ñàkk a jënd. El Hadj di ab boucher ne yokkute njëgu jur gi moo ko waral. seeraay boobu maanaam ci fora la ci jaaykatu nag yi parce que nag yi ñoo seer waaw parce que ñun maanaam amoon na jamono ñu ngi ko doon jaayee 2800 3000 mais jamono bu mu nekk nii moom vraiment 3200 lañ ko mën a jaayee parce que boo demee fora maanaam nag pour nga am ko foofu il faut nga def ay 600000 800000 bon 900000. léegi boo ko jaayee vraiment doo jaayee ko 3200 pour nga génne du yomb quoi waaw il faut que nga jaay ko 3200 loolu moo mën a tax nga génne maanaam am ci dara. ñu taamu ko lool ci weeru koor bi jigéen ñi di sàkku ñu wàññi njëgu ndawal gi. su ko defee ñu daal di wéyal wax bi la yoon ci lu soxal li nga xamante ni kon moom moo di lu jëm ci weeru koor ak nag lu jëm ci dégg nga de koor nga xam ne nag bu jotee ñu bëri ci ñoom dañu koy nag da leen di fekk ci dégg nga mbedd mi am ñu bëri ñoo xam ne nag ay jafe-jafe la ñu am ngir mën a ñibbi seen kër ci waxtu yu war ñu bëri itam la nga xam ne ni moom lañ ciy def ci waxtu day doon lu bëri lool ñu bëri nag jàpp ne lu jëm ci kon wàllu dem ak dikk lu ñu war a mën a jàpp lu ci jamono jile waaye itam ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ay woor yi di jul ji war a nag def ndànk baax wattu bu koor jotee yu bari ñuy jëfandikoo laata nag muy mujjee jur lor ci ñoom aji ndey kuna jeey bu timis gi duggee heure ndogu jege ku nekk di ut lu mu ndogoo ginnaaw ay waxtu lekkuñu moo xam ñam yu saf xorom mbaa suukar wala sax épicé kenn ku si nekk am nga looy taamu. waaw ñebbe bon mu njaay moo ñuy jaay nag mu njaay. loolu moo gën a diis wala. bon moo baax ci ñun daal parce que am vitamine la. ñu fekk ko muy waxtaan ak ay xaritam Moustapha xamal nañu ay bëgg-bëggam. da lay xool loolu arrangé rek nga def ko
mais man yenn saa yi ay omelette yenn saa yi sauce pomme de terre yaa ma gën a xam daal xanaa yenn saa yi daal ay ñu ngi ciy lekk lu yem rek xam nga chauffeur yi toogaay bi nuy toog ak yooyu booy toog lekk ñamu suukar te doo entraîné du baax ci yow looloo tax quoi lu yem rek nga ciy xel di jël. ma tegle lépp moom xam nga heure bi ngay ndogu ak bi ngay reere day jigéen ña quoi foog nga bàyyi une heure nga dog de reer. Habib toog ci buntu këram moom jàpp na ni bëgg lekk lépp yëfuy foqale la. loolu moom ñi koy def mooy séeréer seek ñi sant ba waaye man moom sama ndogu day oyof rek pain beurre laay ndogo naan sama thé infusion pare naa ci bu mu julli jee ba pare reer ba suur naan sama ataaya man moom loolu laay ndogoo. waaw jus moom waa dinaa naan jus moom bëgg naa ko trop jus bi ma gën a bëgg nag naturel bi pas ay boisson gazeuse ak yooyu. muy mère de famille Ami Thiam ne moom lekk lu woyof moo ko gënal. man ay omelette wala mburoog foie wala mburoog spaghetti rek man lu yem rek laay ndogoo du ma ndogoo lu bari du ma xasee naan lekk tàndarma daal du ma ndogoo lu bari xanaa ndox mu tàng bi. ci kër gi wala feneen ndogu doon na lu am solo ginnaaw ay waxtu yu ñu teewee suñu bopp ci lekk geeg naan gi woorkat yi bu ñuy nee diis ñeneen ñi ne nañ ko woyofal li gën mooy ñu lekk lu baax comme ni ko médecin yi diglee. su ko defee ñëw daal di wéyal ba tey ci lu soxal weeru koor lu jëm ci ndogu nag am na ñoo xam ne bu ñu ko def dañooy lekk xeetu lekk yoo xam ne ni mën na leen indil lor loolee tax ki nga xam ne ni moo di Adama Mbodj moom diététicien la xam-xamam màcc lu jëm ci wàllu dégg nga lekk ak naan la mu wax nag mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy woor war nañoo seet bu baax bu ndog jotee li ñoo ndogee wattu itam di lekk loo xam ne nii day faral di niin lool ay kàddoom aji ndey ku na jéey moo ko taataan. n'est-ce pas donc jus yi dafay nekk jus yoo xam ne di nga ko def ay jus naturel bisaab jinjeer pourquoi pas def say cocktail et tout buy mais bu ko suukar ba mu weex suukar bu yam diluer ko mu bañ a acide ba pare bul naan toujours jus bi bu teyee nga naan jus bu subaa nga bàyyi nga def sa fruit beneen jour nga naan ndox mais tey nga naan jus lekk fruit lekk gâteau lekk pat lu ne la ñuy jënd donc ça c'est pas sain il faut manger équilibré donc da ngay moytu lekk lu niin moytu lekk lu saf suukar ba mu ëpp lekk lu saf xorom surtout guddi gi sama mbokk jigéen ñi nga xam dañu bëgg bouillon koor gi s'il vous plaît wàññi leen bouillon yi parce que bouillon day tax aliment bi day gën a saf xorom te guddi gi nit ki mën na am hypertension passagère ak taux de sel bi mu reeree mu yëngal ko gis nga léegi aussi bu ñu naanee ndox mu bari après nga bàyyi ba nga xam ne digéré nga doog a dem tëddi parce que boobu. su ko defee ñu des ba tey ci lu soxal weeru koor ñi nga xam ne nag dañuy def lu ñu romb ci mbedd mi jënd yóbbu ci seen i kër di jëfandikoo ñu war a wattu jëfin yooyu la muy nag dégg nga loo xam ne nii kuréel gi ñu wax service d'hygiène ñoo ko wax ndax wax nañ ni lu bari ci weeru koor dañuy faral nag di jaay ay mbir yoo xam ne nii bañ ko waroon a jëfandikoo lu wees la tax ñu bari war cee tey Najib Sagna ci lu mu gën a yaa. service d'hygiène bu Tëngéej lakk na ay tonnes ak tonnes produit yoo xam ne nii kenn waru koo jëfandikoo village si dëkk bu ñuy wax Dougar si yoonu Mbour la ñuy defee loolu si biir activité yooyu nag la major bu service d'hygiène bu Tëngéej moom nag jël kaddu jox ay conseils yu bëri askan wi pour ñu mën a moytu si weeru koor gi ñu déglu ko. comme ni mu ko waxee mercredi passé def nañu bilan annuel bi ci bilan annuel bi amoon nañu 35 tonnes 500 yooyu aussi dañu ñëw tey Dougar samedi détruire ko parce que soo liggéey pendant 1 an da nga war def xayma sa bilan loolu aussi dañu ñëw fii Dougar détruire produit bi nga xam ne moom la ñuy jàpp te gis ngeen ni actuellement ñëpp gaa ngi ci montagne bi ñu ngi xool lu ñu mën a yóbbu loolu moo tax brigade d'hygiène bi yëpp ñëw taxaw sécuriser ko te aussi lii aussi prétexte la pour ñu sensibiliser population bi parce que bientôt Ramadan ngi ñëw moo tax ñu ñëw fii ñu nit yi bàyyi xel ci loolu parce que quelquefois meew bi ak boisson bi gars yi dañ ko faral di jaay parce que xam na ne am na ñu bari ñoo xam ne jànguñu Ramadan dañuy profité pousser produit bi jaay leen ko moo tax aussi dañuy wax koo xam ne mu ngi jënd produit na ko xool bu baax a baax su fekkee sax mun a jàng nga xool ki nga xam ne mun a jàng mu lii la ko. bu feebar bi amee ba léegi service d'hygiène amul lu ñu taxawee ñu ngi dugg si dëkk yëpp mën a sensibiliser waaye tamit mën a aar askan wi si feebar yi si 12 si ñett juróom si fukk ak ñaari communes yu nekk fi si Tëngéej
ay liggéey yu bëri yoo xam ne dañ ko def pour mën a def lu ñu mën pour que feebar bi mën a am doole fii si Rufisque ay agents yoo xam ne si terrain bi dañu xarañ te bëgg dumbale askan wi fii si Rufisque ni Sénégal télévision Walfadjri. jaajëf Najib Sagna su ko defee ñu wéy wax bi la yoon ci lu soxal kuréel gi ñuy wax association Sakku Yiw ñoom nag kuréel goo xam ne ñu ngi ko nag teg ci atum 2011 ñaari ju nekk fukk ak benn seen jiite nag mooy jàppale ñi nga xam ne nii ay waay laago lañu la ñu wax nag mooy képp koo xam ne nii am nga loo xam ne bëgg nga koo jàppale waaye laago yi ci seen nekkin na mën nga koo jaarale ci jumtuwaay yi nga xam ne ni moom la ñu teg ci seen i plateforme Mouhamed Diouf seen coordonnateur lañ ciy teewlu ci jokkoom ak yaay Adama Diallo. waaw association bi mi ngi tudd Sakku Yiw Action pour l'Espoir mu nekk association boo xam ne ay jeunes yu demoon jàngi ñoom ñoo ko amal pour jéem a jàppalante seen askan. ci loolu depuis 2011 ci lañ ko amal di góorgóorlu sur le terrain ci ay fànn yu ute comme lu mel ni accès à l'eau nga xam ne nit ñi dañuy am jafe-jafe ndox ñu defal leen ay teen defal leen aussi ay cases de santé ci gox yi nga xam ne moo gën a reculé defal leen ay école ci gox yi nga xamante ne maanaam amuñu ay école yu seen doom mën a jàngee naka noonu di séddale dund jàppale ñi nga xam ne maanaam dañoo pauvre noonu laa ko mën a waxee aussi association bi dafay yëngatu tamit ci prison yi daanaka prison yi nekk Sénégal yëpp bu ci nekk association bi dafay yónni ay éléments. association bi dafay organiser li ñu tuddee force du partage loolu moom mooy waral association bi ci koor gi yëpp dafay wër 14 régions yëpp bu ci nekk mu dem yóbbu fa ay dund pour nit ñi mën a dog maanaam nit ñi am nañu dogee parce que am na ay gox yoo xam ne soo fa dem ngay gis ne am na ay doomu aadama yu nekk ci ay jafe-jafe yu tar a tar ñooñu nag maanaam ñu bañ a fàtte loolu moo waral ñuy jël engagement di dem ci ñooñu yóbbal leen loo xamante ne dañ ko mën a jëfandikoo ba weeru ko du jeex ci loolu nag la ñu bëgg Sénégalais yi ñoom ñëpp ku ci ne dugal ci loxo. su ko defee ñu wéy dem ci diwaanu Loumène foofu nag kuréel gi ñuy wax association ànd suqali Loumène ñoom nag wax nañ ne seen jiite fi mu ne mooy tabax benn bërëb fajukaay boo xam ne nii dégg nga ab poste de santé lay doon bu ko defee ñu mën di taxaw askan wi nga xam ne ni ñoom ñooy yeewu foofu le ci seen wàllu wér-gu-yaram bu ñu koy téew loo tax nag ñu daal di fopp seen koppari bopp dajale ba mu toll ci blim ñu daal di teg seen xeer wu njëkk wax na itam képp koo xam ne nii am nga loo ci mën indi ñi ngi la ci xaar Al Assane Ba. askan wa yeewoo ca Loumène di ab dëkk bu bokk ci département bu Kaffrine daa di boole seen i dërëm ak ñaar dërëm ngir tabaxal seen bopp ak poste de santé li ko waral ne nañ seen jigéen ya coono yu ne la ñuy jànkuwanteel ngir gis bërëbu fajookaay. dëkk bi poste de santé bi ko nekkee Ndionik 7 kilomètres la bi ko nekkee Kaffrine 7 kilomètres la te dafa bëri jigéen yoo xam ne wéruñ buñ feebaree ñu war a takk mbaam. parcourir 7 kilomètres pour faju métti na état ñëwut fi defal ñu poste de santé suñ case de santé sax doxul ñu dajale suñ dërëm ak suñ ñaar dërëm ndax taxal poste de santé bi. seen tegub xeer bi nga xamante ni bërëb fajookaay bu mu yeenu ñu ngi ko xayma ci 1,5 million ak juróom tax ñuy woo nguur gi leen yàgg a tànqamlu ngir mu ñëw jàpp si bay mbir mi daal di yemb. xam nga 35 millions ñun mënuñ koo tabax. koo xamante ni boo bayee dëkk bi yëpp liñ dajale du mat 1 million nan ngay tabaxee poste de santé 35 millions. kon ñu ngi ci woo état mu ñëw jàpp ci poste de santé bi mu jël ko en charge tabaxal bi ko ba mu yegg. ñu indi fi personnel qualifié dañ mën a jël en charge toute la population de Loumène ak gox yu. boole nañ ci tamit di sàkku ñi defaral leen ay yoon waaye courant bi nga xamante ni ma nga ca biir dëkk ba ca atum 2004 ba léegi askan wi mun cay jot. ñu wax ESA muy def ay piste de production boo xam ne buñ produire dañ am fu ñu jaar courant bi depuis 2004 la courant bi jógee Ndiayène Bagane gi ñëw ci forage bi courant gaa ngi nii suñu ginnaaw dëkk. depuis 2004 presque 20 ans courant bi mënta dugg suñu dëkk bi. gannaaw nag bërëbu fajookaay bi nga xamante ni tàmbali nañ tegub xeer bi ngir seen jigéen yi di mën a bucc ci kaw jàmm ak salaam boole nañ ci yeneen